salaamaaleykum amati mbégte ànd ak yéen ci télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci ponk yi gën a fës ab lakk bu am tey jile ci suba ci port autonome de Dakar ca booru Môle 10 benn entreprise buy defar ay produits chimiques ñu ne moom moo tàkk. wàllum tukki bi ci anam gu lewul ak ubbiteek àtte tey jile fanweer ak benn ci ay nit yuñ cay tuumal ca Mbuur dàq nañ ko ba ci ndorteelu weeru décembre sax bokk na ci ñañuy àtte ka jur duudu di xale boobu lay ñàkkoon bakkanam ci gaal yi. tey ci 10 heures ba léegi lu toll ci juróom-ñett ci ay ministre ñu ngi jàkkaarloog taskatu xabaar yi ngir waxtaan ci li yitteel askan wi jamono jile gouvernement face à la presse mu di ab pexe bu bees ngir waxtaan bëri na ay ponk yu ñu waxtaanee mu di mbëkk mi napp mi ñàkkum ndox paj mi politique ak yeneen dinañ ci waxtaan ci kanam tuuti sax ak Abdoulaye Cissé fii ci plateau bi. campagne njaayum gerte bi fële ca Kaolack bëri na ay baykat yu jaayee seenub gerte lu toll ci juróom benn fukki dërëm mu jéggi juróom fukk yi état bi taxawal dem nañu ci ab point de vente bu nekk ca Sangil ñi bay ceeb nekk ca vallée du fleuve Sénégal mer bay futu la ñu def ndax jëwriñ bi ñu dénk mbay mi dafa néewal seen yàqu-yàqu yu ñu am da koo ñàkkal solo ci seen tool yi foofu lépp nee na 200 hectares la ñoom ñu gis ni lu ëpp 5,000 hectares la ba tax sax ñuy laaj ñu génneel leen koppar gi ñu denc ngir bu ñuy jànkuwanteeg jafe-jafe yu mel noonu ñu mun cee génn loolee lépp tënk la mbokk yi nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen ziaree ba noppi xibaar yi dañ koy door rek port bu Ndakaaru ak lakk bu fa am ni ngeen koy gisee ci image yooyu le tey ci 10 heures ba léegi ak sapeur pompier yi fay nekk di jéem a fay lakk bi ñu ne benn entreprise OSIX bu spécialisé ci defar ay produits chimiques moom moo tàkk sapeur pompier ñu nga fa nag fukki waxtu ak lu teg ba léegi ngir jéem a fay lakk boobule. ñu jàll ci xibaar yi ba léegi waxtaan ci pexe bu bees bu gouvernement bi tëral ngir wax ak askan wi rawatina taskatu xabaar yi ngir ñu tasaare la ñuy wax muy xew-xew réew mi gouvernement face à la presse tey ci 10 heures ba léegi juróom-ñett ci ay ministre ñu ngi toog di seq laaj ak tontoog taskatu xabaar yi ñu ne loolu dinañ ko def daanaka fukki fan ak juróom bu ne bari na ay ponk yu ñu fa yëkkati Pape Fara ñi nga mu nga fa Pape Fara maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Naata. waaw xanaa nga tënkal ñu rek as tuut liñ fa jot a wax ndax bëri na boobu ba léegi muy napp gi mbëkk meek wàllum paj mi am na ay ponk yu bëri yu ñu junj foofu tey ci suba ba léegi. dëgg la wàllu ndox mi la ñu njëkkee Serigne Mbaye Thiam ndax xam nga ne nag fi ñu toll nii fii ci Sénégal am na dëkk yu bëree bëri ak i gox yoo xam ne amuñu ndox. mu daal di dellu ci li nga xam ne moom la ñu am ci wàllu mètre cube waaye nag ba léegi yaayul nit ñi ndax waxu ban jour exactement lay ndox mi di dellu si waat ci Dakar waaye jàpp na ne ak liggéey yi nga xam ne ñu ngi koy def fii ak 2021 tamit 100,000 mètres cubes yu Kër Momar Sarr 3 yi bu ñëwee ak yeneen yi nga xam ne ñëw na te ne nag yokkute ci wàllu nit ñi moo waral li nu mel leneen koo xam ne ñu ngi ko dem xaarandi mu nekk Antoine Félix Abdoulaye Diome moo nekk ministre bi yor wàllu biir réew mi liñ ko laaj daal li ci gën a am solo bokk na ci wàllu élection yi surtout locales yi nee na nag ab loi moom moo ko amaloon jamono ji nag fi nga xam ne fi ñu toll faaw ñu delluwaat ci assemblée bu ñu waxtaanee ñëw am na ay experts yoo xam ne jël nañ leen ngir ñu waxtaanee ci auditeurs yi li nu mel kon nag amaguñu ab date boo xam ne exact waaye jàpp na ne nekkatul lu yàgg wàllu lakk-lakk yi ci marché yi jàpp na ne fii juróom-ñaar fukki ci ay marché lakk nañu te naka noonu daal te fii Sénégal dinañ jëm ci modernisation marché yi te ay loi daan nañ koy tënk keneen koo xam ne tamit wax na fi mooy Abdoulaye Diouf Sarr ci feebar bu bees boobu ñu nemmeeku ci diwaan ba li nga xam ne moom moo nekk ci diwaanu Thiaroye-sur-Mer nee na fi ñu toll nii ci xayma bi 1004 cas ñoo fi am kenn rek moo ci hospitalisé te feebar bi du wàlle xayma bi ñu ngi koy def wàllu ministre de l'environnement ñoom tamit jël nañ taxaw jamono ji di xool li nu mel mais nag nekkul ci wàllu ndox mi te jën yi tamit wóor nañu kon bu ci kenn am benn tiitaange pandémie bi wax na ci nee na seen i xayma ak li ñu def yaakaaruñu mu am deuxième vague ci li nga xam ne moo nekk coronavirus bi loolu nag bokk na ci li nga xam ne ñëw nañ ci ministre bi yor wàllu napp gi tamit ci accord de pêche yi tax ba xale yi daal di nag mbëkki
ndax nag gisatuñu seen bopp jën amu fi neen li lu mel amul te contrat yi nga xam ne signé nañ ko 10 000 tonnes waa Union européenne moom la ci am te jën ya ñuy laal ñi nga xam ne ñoo nekk maanaam pêcheurs locaux yu fii duñ fa yegg. Dame Diop wax ne tamit ci gratuité li nga xam ne moom moo nekk wàllu formation professionnelle jàpp na ne jéego yu mag lañ ci def kon nag ndaw ñi faaw ñu tàggat leen ñu am liggéey toog fii. noonu la tamit ministre de la jeunesse nee na Fatoumata Tall daal di wax pression sociale bi am ak li nu mel te gis nañu état bi def nañu effort ay DER ak ay fonds JIB ak yooyu yëpp nga xam ne ñu ngi ñëw. Moïse Sarr tamit ñëw na ci ay accords yoo xam ne signé nañ ko waa Espagne te liggéeykat Sénégal ya fa nekk tamit dinañ gën a taxaw bu baax a baax jàppale leen jàpp nañ ne daal kenn du ci loru te nee nañ tamit nañu bàyyi ndax gone yi naan dañuy maye ko këyit Europe loolu amul. Ministre de l'agriculture ñëw na nee na yokkute bu mot la ñu am 2,7 millions tonnes la ñu am ci wàllu li nga xam ne moo nekk gerte gi 20 maanaam tamit ci wàllu kii nga xam ne 1,8 million tonnes la ñu am ren. ci wàllu céréales 3,8 millions tonnes ci wàllu ceeb 1,450 millions te nee na commercialisation bi dégg na ci presse beeg yëpp naan échec la nangam te démb rek la ñu commencé te nee na ci weeru mai la war a jeex kon nañu toog daal di xaar bu baax loolu lañ fi mën a jàppagum mbir mi mu ngi wër ministre de l'agriculture mooy kon ne di wax jot nañu def benn tour de question xamuñ ndax dañuy wéyal wala déet mais nag dinañ xoolaat format bi bu baax a baax gën a yombal journaliste liggéey bi soxna naat. Pape Fara Gningue nekk en direct foofu ci building administratif ak gouvernement bi jàkkaarloog taskatu xabaar yi Abdoulaye Cissé ñu ngi lay nuyu di la ziar. Abdoulaye Cissé dañuy jeexalee rek fi Pape Fara tàmbalee mu di format bi ndax li nekk na ab stratégie bu baax ndax gis nañu 10 heures ba léegi commencé nañu Pape Fara il a fallu sax mu xaw koo tënk pour ñu mën a cee jàpp yenn ci ay ponk ndax boobu ba léegi ñu ngi waxtaan te pareeguñu. gouvernement bi xëy na dina am excuse lu bees la initiative bu ñu jël bu bees. di ko expérimenter ci bu njëkk bi tey am nay manquement yoo xam ne jubbanti lay doonaat ci bu ñu ko buggee defaat ndax li ci njëkk a feeñ mooy. ñàkk a maîtriser format bi. ñàkk a maîtriser format bi mooy di tàmbali doo xam ban heure ngay jeexal. te boo yaakaaree ne ay télévision war nañu ko wone xëy na programme yi war na tënku ba ñu xam fu ñuy yem nuñ ciy demee ñàkk a maîtriser bi fi mu njëkk a feeñee mooy. langue bi ci boppam. ndax tàmbale nañ français di def français wolof finalement ñëpp xuus ci wolof bi. donc loolu dafay wane ni maîtriser wu ñoon format bi nga xam ne moom la ñu. deuxième bi ñun bi ñu gisee ñun ñëpp 8 ministres yi ku ne xam na ni ëpp na da nga naan juróom-ñetti ministre bu ñu toogee xëy na dana am ñoo xam ne laaj ci dana bari ci ñoom mais dana am benn ñaar ba ñett yoo xam ne kenn du leen laaj dara te loolu frustration la sax ci nga ñëw toog te laaj jëmul ci yow. te am na fi. wala muy am ay doublon sax nag. teg ci tontu gi. doublon yi li fi kam ay dafa ëpp doublon sax ndax gis nga bi ñu yegsee ci problème mu feebar bi par exemple. conférence de presse bi xamuloo finalement ndax ministre de la santé moo ko yor. ndax ministre de l'environnement moo ko yor wala ministre de la pêche. te ku nekk ci ñoom booy wax da ngay watt taxas wet comme si ce service ñoo ko yor en charge donte problème bu transversal la mais àla kulli haal am na ku ko coordonné mu war a yem ci moom mu tënk ko mais wax nañu ba jeexal li ci gën a doy waar mooy. liñ ci jàpp rek mooy xamaguñu ba léegi te loolu aussi ci communication dafa di loo xam ne gouvernement warul di mën a toog askan wi leen xamaguñu ñu ngi wër ba léegi c'est-à-dire loolu aveu d'échec la boo xamante ni ci feebar bi xëy na war nañ ko mën a gëstuwaat ba ci loolu lañ nekk mais aveu boobu dafa doy waar ci beneen ministre de l'intérieur mu ne nekkuñu di wër limu ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan mais loolu xel mënu ko nangu donte du loolu la ñu sas gouvernement pour mu wax ñu limu ñaata nit ñoo ci dee mais mënuñu wëy rek te bañ a compter ñi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan lu doonte nag affaire clandestinité la ni mu ko waxee mais même zone de guerre yi boo fa demee ñay def limu moor yeeg yooyu duñ nekk ci zone de guerre yi mais am na ay enquêtes yoo xam ne moom la ñuy def ba xam limu ñi ñàkk seen bakkan dëggantaan. Sénégal mënul toog rek di compter. di ñaata la ñu wàññi pour ñu ñëw. ndax am na sax Ablaye Cissé benn liggéey bu ñu def en amont maanaam laataa ñuy ñëw ndax xam nañ question d'actualité yi ñoom laataa ñuy ñëw war nañoo xam yan ponk la taskatu xabaar yi fas yéenee taxaw muy niñ ko junjee sànq comme ça ñu def ci ab liggéey ba mën a xam ni bu ñu ñëwee toog question réponse yii nii la ñu mën a jagleel askan wi ba ñu am ci lu ñu jàpp. conférence de presse ni nga ko jàngee ma jàng ko
kii woote day wax ba pare. mais duñ ñëw rek ne leen laaj leen ñu. amul introduction ministre yi amul kenn ku ci def introduction pour ñu xam ci lan la jëmale kàddu fooram. li ci jóge mooy jóge nañ ci conférence de presse lu baax la pour gouvernement di jàkkaarloog sénégalais à travers la presse mais jóge nañ ci amul dara loo xam ne mën nga koo jàpp ni lu bees la ministre yi dañoo répété waat li nga xam ne yàgg nañ ko wax jaruñuy jaar ci nga xam ne fara expliqué nañ ministre ndox mi li mu doon wax boobu ba léegi la xëy na sax waa SNO ñoo ko gën a expliqué ci ñi nga xam ne nit ñi yokk nañu ba tax ndox mi di manqué boo jëlee ministre de l'intérieur lakk yi mais ki ko fi jiitu woon Aly Ngouille Ndiaye sax dafa ne inventaire ci wàllu lakk yi lu tax marché yi di lakk lu tax bu lakkee tamit lépp takk jëppët ba duñ ko mën a fay donc amul dara lu bees te booy ñëw ci communication yu mel nii dafa war a am ay points forts yoo xam ne moom ngay jiital wax ko après ñu discuter ci beneen bi mooy juróom-ñetti ministre jarul vraiment ñu koy tegal nit ñi parce que xëy na am nañu tey préoccupation ci ministère yëpp lim bi dafa mais sakkan am nañu préoccupation ci ñaar ba ñett te waxtaan bi balaa muy neex moom waxtaanu relance du laaj rek ministre bi tontu parce que bu tontoo yow tontu bi day des da nga koy bëgg a relancer waat te loolu bu ñu amoon ñaari ministre ak porte-parole gouvernement xëy na dana gën a xumb ñu gën a mën a relancer ci wax ji mais bu fekkee da nga koy laaj mu tontu lu ko neex doo mën a dellusiwaat ci laaj bi ba léegi day des ci daal gindeewuñu ci kumpa te tey conférence de presse bi dinañ ci jóge amul lenn lu Sénégalais mën a jàpp ni gouvernement dindi na ko nit ñi ci kumpa. d'autant plus que nee nañ tous les 15 jours maanaam ñaari semaine bu nekk lañ koy def xaj na bu ñu wàññi woon périodicité bi indi ko ba une semaine mën nañoo wàññi li mu ministre itam nga xam ne dinañ wax loo xam ne nit ñi dinañ ko mën a jàpp. ak lu am na ci lu bari loo xam ne porte-parole gouvernement mën na koo régler buy commenter gis nga communiqué conseil des ministres presque day ñëw ci point yi ministre sangam def na le point ministre sangam def na le point peut-être porte-parole gouvernement buy def communiqué bu ko def hebdomadaire sax ce ne serait pas de trop mais bu dee dañuy def conférence de presse jarul juróom-ñett yëpp di ñëw nañ tànn ñaar yoo xam ne fës na ak porte-parole gouvernement parce que mën naa waxal ñeneen ñi ci yeneen i point def naa noonu mooy gën et puis mu am échange mais bu dee la benn laaj nga laaj rek ñu jàll ci ministre bi tontu te tontu ba doyu la mënuloo ko relancer vraiment du amal nit ñi jëriñ trop. ndax même journalistes yi nga xam ne ñoo nar a rapporter sax dinañ am problème pour catégoriser xañ na li ñu war a mën a wax ndax yëf yi bëri na te Abdoulaye Cissé ñu ngi naan ab expérience bu njëkk la mais ci jamono yi Mahammed Boun Abdallah Dionne tam jéemoon nañu lu ni mel tam. Idrissa Seck sax ba muy nekk premier ministre. ci jamonoy Ablaye Wade dafa diggee woon ni gouvernement dana ñëw di teew devant la presse. tous les 6 mois la waxoon. benn yoon la ko def ñaarool premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne aussi amoon na ci yéene. ci ba Latif Coulibaly di nekk porte-parole jéemoon nañu ko mais li ñuy ñaan rek mooy mu doon luy wëy muy continuer parce que lii lu war a am la c'est-à-dire rendre compte redevabilité publique rendre compte lu war a am la ci anam yi ñu koy defee rek la ñuy jéem a xool jubbanti ko mu doon lu gën a baax mais àla kulli haal warul mën a ñàkk ay problème nekk fi citoyens yi nekk ci njàqare te du ñu am ku wax ci gouvernement bi nga xam ne moo ko yor mais nag war nañ ko xoolaat bu baax ñu jubóonte ko tey benn point d'interrogation aussi lu toll ni conférence de presse gouvernementale 8 ministres toog on peut s'interroger ci lu tax la télévision nationale diffusé wu ko mais bon xëy na loolu beneen détail la waaw ni ñu ko waxee Abdoulaye Cissé format bi muy fond bi ak forme bi yëpp xaj na dinañ ci indi ay jooyanti ci yeneen conférence de presse yu ñu fas yéene def di ko sant di ko gërëm Abdoulaye Cissé ak leeral yim ñu fi indil benn ci ponk yi ñu waxtaanee kon muy atukki ci anam gu lewul waxtaan nañ ci lu bëri sànq ci conférence de presse bi ba léegi ca Mbour nag am na lu toll ci fanweeri nit ak benn yu ñu doon àtte tey jilee dañ ko dàq ba weeru décembre sax ci ndorteel bi bokk na ci waajuru góor wu duudu mooy waxambaane boobu ñu doon waxtaanee te mu faatu moom it ci géej gi Abdourahmane Diallo mi ngi ci ligne bi maa ngi lay nuyu Abdourahmane. maa ngi lay fay soxna Naata. waaw àtte bi dooroon na tey ci suba waaye dafa mel dañ koo dàq. waaw atte boobu dañ ko dàq lu toll ak fanweer ak benn nit la ñu waroon atte ci mbir mi nga xam ne dafa jëmoom ci wàllum mbëkk mi ci ñooñu nag papa yi Duudu di Mamadou Lamine Faye moom mi nga xam ni moom moo dugaloon doomam ci gaal gi mu daal di ñàkk bakkanam ci biir géej gi waaye tamit ki nga xam ni moom moo tudd Serigne Dieng ak Keetalo ñoom ñaar tamit dañu bokk ci ñi nga xam ni dañu dugaloon seen doom yi ci géej gi ñu daal di dem ci gaal yi ñoom nag ki nga xam ni moom mooy juge bi nee na le 1er décembre lañ leen di atte dañu dàq acte boobu waaye ci fanweer ak benn ñi am na ñenn ñi nga xam ne ñoom it dañu ne yóbbu seen i dàq ba le 10 décembre tey jii nii nag ñoom jotuñu leen woon déglu bi la ginnaaw bi ñu ñëwee ndax am na ay dossiers yi nga xam ne mbir yi dafa incomplet te am na ñenn ci ñoom ñi nga xam ne ba fu mu ne nii amaguñu avocat li ni mel
la tax sax juge bi daal di jàpp ni nañ leen atte le 1er décembre ñeneen ñi ñu daal leen atte le 10 décembre waaye Papay Doudou moom ci rangu le 1er décembre la bokk. Soxna Naata Mbaye. Abdourahmane ba léegi ci wàllu woowule ñu ngi naan dafa am benn comédien bu ñu teg loxo foofule ndax moom it dañ koy tuumal ni dafa doon jël ay ndaw di leen yebal ci gaal ndax mën nga dëggal xibaar boobu. waaw li ni mel sànq lañ ko daal di jot ni dafa am benn comédien bi nga xam ni Soleil Levant la bokk moom it dafa bokkoon ci ay complice moom bokkul ci ñi nga xam ni dañuy dem ci gaal gi waaye dafa bokk ci ay complice yi nga xam ni dañuy fexe ba nga xam ni nan la ñuy embarquer nit ñi ñu daal di dem fi nga xam ni moom mooy Barça wala Barsax moom tamit ci loolu lañ ko daal di tuumal fi mu ne nii ubbi nañu information judiciaire. Abdourahmane Diallo allo Abdourahmane Diallo mu am ay dog-dog rek di ci jéggalu waaye wax na li ëpp solo mu di àtte bi ñu ubbi woon tey foofu ca tribunal bu Mbour mu yitteel 101 ci ay nit yu ñuy tuumal ñu dugal seen loxo ci tukki yooyu ci anam yu lewul bokk na ci baajur bu góor bu Duudu àtte bi kon dàq dañ ko ba benn fan ci weeru décembre ndax ñenn ñi amuñu avocat ñeneen ña ca des seenub dossier dafa manqué ñu jublu ci wér-gu-yaram ak mbas meek tolluwaayam ci réewu Sénégal jamono ji ci bilan bu mujj bi ministère de la santé taxawal am na lu toll ci fukki nit ak benn yu amee jàngoro bi ci lu ëpp juróomi téeméer ci ay test yu ñu def juróom benn yi ay cas communautaire la juróomi cas contact am na kenn ku ci faatu ñu ne fukki nit ak benn wér nañu ba dem seen kër ñetti nit sonn ba dem Sowétas beneenub jàngoro mu di VIH sida xayma gi fii ci Sénégal mooy lu toll ci ñeent fukk ak benn junni ci ay nit ñoom ñoo ko amee te ci nit ñooñu le feebar daanaka téeméer boo jël juróom-ñett fukk ak benn yi dépisté nañ leen ba ñu ngi leen di faj ay xayma yu tukkee ci CNLS di comité national de lutte contre le sida lu yitteel semaine internationale bi ñu jagleel dépistage VIH ak hépatite B et C ñu door ko démb mu fas yéene woy ba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre bi ñu nekk liñ ci bëgg rek mooy fexe ba dépistage bi ñëpp àndandoo ci ngir boddi konté bi it wàññeeku bu baax a baax dañ ciy déglu docteur Safiatou Thiam mooy secrétaire exécutif bu CNLS ci micro Mohamed Samba ak Ababacar Camara. benn weer moo des ci jéego boobu pour ñu natt fan la ñu toll UNICEF dëkk yu bare dañu seetlu ni xëy na àgguñ fa te mën na am duñ fa àgg. service de dépistage nag am na ci hôpital yi am na ci centre de santé yi am na également dépistage communautaire yoo xam ne test rapide la comme ni ñuy defee testu diabète ak am na tamit autotest comme ni ñuy defee testu grossesse nga xam ne da ngay dem pharmacie nga jënd ko dem sa kër donc ñu ngi xalaat ci test yooyu yëpp pour pousse dépistage bi pour mën ci am résultat comme ni ñu amee résultat ci yeneen 90 yi. alors ñiy dund ak doomu jàngoro sida Sénégal 41 000 mooy ñeent fukk ak benn junni lañ voilà nit yu xam ne ñu ngi dund ak doomu jàngoro sida. xëy na résultat yi ñu yaakaar duñu ko atteindre léegi tey su ma xoolee Sénégal ci 3,90 yooyu fu ñu toll bu njëkk bi ñu ngi toll 81% bi si topp ñu ngi 87 mooy juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar troisième bi ñu ngi 81. SAMES moom di syndicat bi ëmb docteur yi nekk fii ci Sénégal li ko yitteel saa see tembe mooy ñu jël ay chirurgien dentiste jël leen ci fonction publique ndax nemmeeku gi nee nañu mooy téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent képp ñoom ñoo fa nekk te moo ne am na juróomi téeméer yu am seenu diplôme te ñu mën leen a jël syndicat bi ne état bi na ci jóg ñu yëkkati kàddu yooyu la ci benn ndaje bu comité exécutif bi doon amal fële ca Toubacouta waxtaan ci seeni jafe-jafe Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. ak syndicat bi ñoom dañu ñaax kilifa yi ngir rek ñu dugal ci programme scolaire bi ni ñuy toppatoo wi bëñ di ko jàngal xale yi ci bi ñuy gën a nekk ndaw. souvent dañ koy soofantal waaye ku am bëñ buy metti doo fanaan ak moom am na ay feebaru xol yoo xam ne ci bëñ la ñuy jaar yooyu nag am na ay mesures yu simple yoo xam ne moo tax ñuy ñaan nguur gi ñu gën a dooleel pàccu ministère de la santé bi nga xam ne mu ngi toppatoo mbirum bëñ mooy division de la santé bucco-dentaire. ay chirurgien dentiste nag ñu ne dafa manqué ci
ci bërëbu fajukaay yu bëri yu nekkee ci Sénégal moo tax nag ñu ni fi mu ne dafa war ñu recruter ci ñu bëri. gën a dooleel tamit université fi ñuy jàngalee mbirum bëñ bu loolu weesoo nag ba nit ñi ñu tàggat leen seetlu nañ ne tamit recrutement yi ñi ñuy jël ci chirurgien dentiste day ndaw trop te war nañ fexe ba nga xam ne dëkkaan bu ne boo amee problème mu bëñ doo jël oto di doxi kilomètre pour gis ku la ko saafaraal donc ñu ngi ñaan état bi ñu yokk recrutement bi dentiste yooyu parce que loolu tamit dina tax ñi nga xam ne dañuy mbuboo dentiste gën a wàññeeku. lu tolloog ñaari fan nag comité exécutif national bu syndicat des médecins pharmaciens et chirurgiens dentistes nag ñoom ñi ngi woon ci Toubacouta doon waxtaanee li nga xam ni moom moo yitteel seen secteur boobule bokk na ci itam li leen gën a yitteel indemnité de logement bi nga xam ni médecins yu bëri amuñu ko. tooñ la boo xam ne yàgg nañ ko tooñ ñi nga xam ne ci bërëbu santé yi la ñu nekk mooy ñàkk indemnité de logement ci fonction publique surtout nañ ne agent yu bëri am nañ agent au secteur de la santé amuñu indemnité de logement boobu loolu nag ñu ngi ñaan nguur gi mu profiter ci occasion bi pour régler situation bi. syndicat bi nag di rafetlu bu baax jéego yi nga xam ni moom la nguur gi dina fi mu ne ngir gën a ñoŋal carte sanitaire bi ci Sénégal li koy firndeel rek mooy 500 milliards yi nga xam ni bu yàggul dara daañu ko ci dugal ba lu bëri dootul manqué ci bërëbu fajukaay yi. fii ci Ndakaaru maternité bu Petit Mbao moom mu ngay doxaat ginnaaw ab diir bu ko askan wi dëddu woon ndax màgget ga mu màgget municipalité ba ca boppam moom moo daaneel bâtiment ba fa woon tabax fa bu bees inauguration bi ñu amal ko ci teewaayu jëwriñ bi ñu dénk wàllum paj mi dañ ciy déglu Abdoulaye Pouy moom mooy maire bu Petit Mbao ci micro Habib Faye ak Modou Diop. maternité dem ba sa yaay wala sa sœur yi wala sa soxna yi bu ñuy dem seen maternité boobu ku fa dugg boo téenee naan ndax balaa may génn li du daanu sama kaw wala bu ñu la demali visite nga ne déedéet du ma dem fii ñooñu nag suñu demee bay dem feneen fu gën a sori ñu ne war na si ñun ñu xool nan la ñuy fexe ba lii ñu defaraat comme suñu papa suñu maam suñu ndajaay Mamadou Seck jéemoon dafa sonn di réhabilité waaye toujours da yàquwaat ndax dafa yàggoon ñu ne ñun daal li ñuy def boo dañ koy toj nu ñu ko waxee tasaat defaat fondation tabaxaat ko ba début ba fin waaye loolu balaa muy sotti fekk na balaa ñu fiy ñëw benn ambulance bu panne la ñu fi fekkoon mu nekkoon Grand Mbao tey yàlla def na am nañu juróomi ambulance ak suñu corbillard dinañ sant suñu partenaires yi nekk Italie ñoom ñooñu may échographie bi dernier cri bi ñu teg suñu loxo ñu jël ko teg ci loxo ministre mu jël ko teg ci loxo ki nga xamante ni mooy suñu xarit suñu sœur ki nga xamante ni mooy médecin chef. bokk na ci li tax nag ñaare soxna yi bu ñuy mucc di am ay jafe-jafe yenn ci lu ñu leen di dundaloo mu di ay métit maanaam ay xarafal ak yu ni mel ba léegi dañ koy nemmeeku ci diwaanu Sédhiou naam am na ay daan yu ñu fay teg ñenn ñi am na sax benn atelier de formation bu ñu jagleel ñëpp ñu yëngatu ci sàmm ak aar xale yu jigéen yu ndaw yi ngir fexe ba lépp lu ci yoon wax ñu mën koo dogal dañ ci déglu Ndeye Amy Batiyum moom mooy directrice de l'éducation surveillée ak protection sociale ci micro Bakary Konté ak Khali Diamé. métit bu nekk ci suñu société ci askan bi muy dal xale yi jigéen yi te ku wax métit wax également responsabilité adulte ndax xale fu mu amee métit rek mag moo ko teg mu nekk métit boo xam ne dafa am particularité ndax dafay am conséquence tout de suite mais dafay am conséquence ci dundu xale bi après bis bu ko yàlla mayee muy dugg ci néegu sëy des fois dina am difficulté sax pour consommation mariage bi et bu duggee ci néegu sëy ba pare ba yàlla may ko mu nekk jigéenu wérul buy ëmb buy mucc yenn yi bakkanam mën na ci des wala bakkanu xale bi des ci et su ëmbee ba pare aussi am na yeneen façon difficulté yu ciy am mooy li ñuy wax les fistules mu nekk feebar boo xam ne feebaru gàcc la ci jigéen ndax boo toogee ba mën a too sëyee sa bopp foo toog nga yàqu fa defe naa ni loolu dafay am lu muy indi ci dignité te doomu aadama amul lu dul dignitéem bis bu ko dignitéem bis bu tàqalikook dignitéem rek presque mook mala moo yem xaw ma nan lañ koy waxeeti encore xarafal bi ñuy xarafal jigéen ñi maa ngi jéglu ci terme bi dafa am yàqu-yàqu bu muy indi ndax ci biir loolu sax am na ci yu bari yoo xam ne xëy na dañ koy nëppal kenn du ko yëg mais hémorragie mën na ci am ba xale bi dee.
mu ngoog ñu jàll ci mbay mi ak campagne njaayum gerte gi ca Kaolack moom daanaka juróom fukk yi gouvernement bi fixé ni moom la ñu war a jaay kilo gu ca ne béykat yi ñenn ca ñoom ñu ngay romb lu ni mel ak yenn ci ay opérateurs yi ñuy jaay seen gerte googule dañuy dem ba juróom benn fukk sax daanaka ca Sangil ci misaal bëri na ay camion yu fay décharger ay gerte gu bëri ci teewaayu contrôleur économique yi reportage foofule Ibrahima Diame Fally Gueye. ci point de vente bi la nekk ci village bi ñuy duppee Sangil diggam ak Kaolack mot na juróomi kilomètre teewaayu ñii di ouvrier yi nag ak camion yi fees dell ak saaku gerte wane na ne campagne bi démarré na ndaw yi nag dañ fi ñëw ngir daan seeni doole. ñun ñooy décharger oto yi en même temps ñuy charger conteneur yi. tonne bi ñu ngi koy décharger 1000 francs di ko yéegalee 1000 francs. démarrage campagne bi la nag ci usine bi la kii di Ibrahima Badiane doon président fédération des paysans du bassin arachidier teewee na ko te nee na am na yaakaar bu baax a baax di campagne bi tàmbale. campagne moom noonu la toujours buy commencé dina am ñu pare am ñu parewul mais ku pare rek da ngay ñëw kii ñuy duppee nag avocat béykat yi ñu mu ngi rafetlu bu baax a baax prix bi nga xamante ne moom la chinois yi proposé di 300 francs CFA moonte ne de nguur gi imposé na leen taxe bu xaw a dis lool ci ñoom. ñu xalaatoon ne buñ ko fixé chinois yi 30 francs yi ñu leen teg taxe dañ koy retiré ci prix béykat yi waaye ñoom compté wuñ loolu. man dëmb gis naa koo xam ne teg na gerteem ñu fay ko 285 mu nangu gerteem 300 la ko jaayee. ngir nag campagne bi la jaari yoon ci njënd mi ak njaay mi moo waral waa service du commerce daal di ñëw ci bërëb yi ngir contrôler bascule yi. dañ fi ñëwoon pour vérifier pont bascule bi vérifier nañ ko ba xam mi ngi normal wala normalul pour que assurer lan mooy képp koo xam ne dafay indi gerteem di ko jaay bu indee 18 tonnes ñu fay ko 18 tonnes. donc foo gis vignette bu rouge xamal ne instrument boobu noonu dañ koo dàq warul liggéey donc instrument bi suñ ko xoolee ba def ci verte bi dañuy xam ne bii baax na mën nañ ko utiliser pour mbirum jaay ak jënd. point de vente njaayum gerte bi di nag nga xam ne ay doomu Chine ñoo ko moom la ay bandi cambriolé woon niki daaw ba yóbbu fa lu jege 20 millions. ñiy béy ceeb moom te nekk fële ca bët gànnaaru réew mi ñoom dañoo mer bay futu ndax seenub jëwriñ dafa ne seeni tool yi yàqu foofule ndax gunóor yi wala kaña yi ñu ngi ko xayma ci 200 hectares ñoom gisuñu loolu ñu ne ëpp na ko jéggi na 5,000 ci ay hectares ba tax na li ñu bëgg mooy koppar gi ñu teg ngir ay jafe-jafe yu ni mel bu amee ñu jox leen ko ñu ne nañ ko génne ak xaalis bi ñu tegee ngir mbas mi loolee ngir fexe ba ñu jóg ci seen i jafe-jafe. Pape Dieye lañ ciy déglu moom moo yore kàddu producteur département yu Dagana ay kàddoom Ousseynou Diop ak Habib Seck ñoo ko taataan. déclaration te ñun xam nañ ni situation bi situation d'étape la loolu moo tax ñu def le point tey bi ñu defee le point ñu ngi ci 5139 hectares loolu laa wax bu ñu jógee ci loolu ñuy rappeler le président de la République kon saison bi ñu génn yaakaar naa ne nawet bi mu ñëwee def na ci ay efforts ci fonds Covid bi jël na 1,2 milliard jox ko baykat yi ñu jënd ci ay moissonneuses batteuses ñu koy remercier ci loolu mais di ko wax ni amoon na ay sinistrés à hauteur de 2522 hectares. di wax président de la République Covid dafa ñëw jafe-jafe am bi jafe-jafe amee nag da nga rallonger budget ministère bi yokk ci 20 milliards yaakaar naa ne baykat yi 1,2 milliard lañ ci jotoon pour récolte 20 milliards yooyu. ñun baykat yi daje nañu ñu ngi demander fonds Covid la mais lii ñu dal dañuy wax président di ko xamal ni ko calamité la du état du baykat yi dogalu suñu borom la te dafa am ay fonds ya nga xamee ni dañ leen teg pour loolu mooy des fonds de calamité am ay fonds Covid yu fi nekk donc tey baykat yi li ñu demandé mooy épongement total detu baykat yi nga xamee ni dañu nekk ci vallée bi. am na ab coowal suuf bu am nag ci diggante ñaari commune muy commune bu Diender ak bu Kayar ci région bu Thiès la ñi yëngatu ci mbayum ndër bi nekk ca kër Abdou Ndoye ca commune bu Kayar dañoo amal ab toogaanu ñaxtu li ñu naqarlu mooy nee nañu seeni suuf yi ñu bëgg foqarti te kañ ca joxooñ baram tuumal du kenn ku dul maire bu Diender ñu ne dafa jël juróom hectares jébbal ko benn projet immobilier moom maire bi nee na loolu ci commune am la bokk reportage Cheikh
Anta Diop say latir. De Kër Abdou Ndoye avec à leur tête l'adjoint au maire de Kayar protestent contre la spoliation de leurs terres dont ils sont victimes. Ils pointent du doigt le maire de Diender. Selon eux, ce dernier veut à tout prix attribuer les maraîchers de Kër Abdou Ndoye avec à leur tête l'adjoint au maire de Kayar protestent contre la spoliation de leurs terres dont di jéggalu ci élément boobee nga xam ne en français la njuumte am ci du ñàkk ci yeneen xibaar di ngeen ko déglu reportage Cheikh Anta Diop bi ci wolof dañuy jàll ci ponk bu mujj li yëglekaay yi xëyee tey ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jëf bëccëgu tey gii Le Quotidien nee nañu juróom-ñaari ministre de la République ak benn secrétaire d'État dinañu janoo ak taskatu xabaar yi ngir waxtaane tolluwaayu réew mi lu yees la lu njiit réew mi dogal léegi fukki fan ak ñeent yu nekk ay ministre danañu génn wax ak journalistes yi ci réew mi le gouvernement face à la presse noonee la ñu ko tuddee ci jëwrin yi war a janoo ak taskatu xabaar yi Le Quotidien nee nañu dina ci bokk ci porte-parole gouvernement bi Omar Gueye ministre intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ministre commerce Aminata Assome Diatta ba ci ministre agriculture Moussa Baldé réew mi Quotidien xamal ñu ci xëtamu njëkk ne loolee doxalin la wu yees wu njiit réew mi lal ngir communication gouvernement bi journal La Tribune jaare ca di laaj ndax bu ñu ca yeggee journaliste yi dañu leen di bàyyi ñu laaj li ñu bëgg a laaj am ndax dañu leen di sàkkal fa ñu war a yam source waa xamal ñu ci xëtamu njëkk ne juróom-ñeenti ministre de la république ñoo war a janoo ak taskatu xabaar yi ngir waxtaane ponk yu ci mel ne Barça wala Barsaq di immigration clandestine géeg bakkan yu bari yi des ci géej gi ñàkkum ndox gu réy gi am ci dëkk bi bay bëgg a yóbbu nit ñi Barsaq mbirum environnement gi coowal napp géeg waxi licence de pêche yi ñu ci mbambu boobee ba léegi coow li am ci suukar si ñàkkum xëy mi ci ndaw ñi ba ci campagne bi jëm ci njënd ak njaayam gerte gi ponk yooyu yëpp yéenekaay bi nee nañu wares na ko waxtaane ca ndajama ñoom ministre yi war a def waxtaan wi soit mi ngi leen di ñaan ak di leen tinu li mu leen bindal moo di rik waaye bu leen fa daja di waxi kasaawa na ngeen wax nit ñi dëgg Walf Quotidien mel ne ku naan ñu ay kasaawa kay jeex na caaxaan faaxe ndax Macky Sall dafa mel ne ku ñu xoj jamono ji li ko xoj moo di coono askan wi ak ñol gi am ci réew mi lu ci mel ni immigration clandestine di mbëkk mi ñàkkum ndox mi ba ci coowal licence de pêche yi journal Le Témoin xëy mel ne ku ci dolli mbirum campagne commercialisation arachide ne mi ngi ñuy xamal ne tàmbali nañu ko waaye ni ñu ko tàmbalee baaxul faux départ la ne stockeur privé yi ñoo ngi xaar ba léegi ñu fay leen li leen nguur gi ameel boole ceekit baaxee leen ay crédit ngir campagne ren bii ñu nekk ca Kaolack journal bi nañu bari na fa ay baykati gerte yu boycotté prix bi état bi joxe mu di juróom fukki dërëm wax nañu ne Sonacos lajj na te dara xewagul li xew ci géewu politique bi guddi yu ñu toll l'observateur ci la xëy ubbil yéenekaay bi élection municipale ak locale yi ñu war a amal ci réew mi weeru mars 2021 lay laaj ndax nduxum dugg ci ndax awuñu yoonu tuxalate élection yooyee ba jëmi jamono la yéenekaay ne ko niiru na ko ne processus électoral bi ñu war a audité nee nañu ci weeru janvier 2021 ci la ñu ko war a def loolee ak li mu laaj lépp ci la journal la sukkandiku ba tax mu jàpp ne tuxalaat élection yi ba jëmi jamono ci la ñu jëm lu jëm ci yéene ji Macky Sall am ngir dajalewaat ak wangalaat famille libérale gi Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne du yomb ci moom nan lay def ak Abdoulaye Wade loolee moo nar a doon jur jàngi Macky Sall Ibrahima Bakhoum dib journaliste formateur di wax ci xët mu njëkk journal bi ne jusqu'à nouvel ordre mën a sita dajalewaat famille libérale bi ci réew mi te Abdoulaye Wade du ca bokk kàngam bi ci wàllu communication politique di docteur Momar Thiam moom it loolee la gis nee na retrouvaille famille libérale mënee su ko def te doo ca def maître Abdoulaye Wade maître Moussa Diop ak Barthélémy Dias juboo nañu Vox Populi moo ko bind ci xëtamu njëkk ba xamal ñu ne njiital Pastef di Ousmane Sonko moo ci def Pastef ba jubóole leen démb ca këram Les Économies bi Ousmane Sonko ak Bougane Gueye Dany nekkee ci giitangaas Barthélémy Dias moo soloon aw dàllam dem jubóole leen moo taxit bi ci maître Moussa Diop ak Barthélémy Dias nekkee Ousmane Sonko moom it jóg jubóole leen seenug lëngoo ñoom ñett journaliste ko gis na ne bu sottee du jur jàmm ci Macky Sall lii quotidien nañu plainte gi maître Moussa Diop plainte woon Barthélémy Dias ba ñu waroon leen a àtte tey ji maître Moussa Diop day rocci plainte ba dellu ca gannaaw yéenekaay bi xamal nañu it ne maître Moussa Diop fekki na Ousmane Sonko ci Pastef kawteef ci l'Observateur yëral xët mu njëkk journal bi benn étudiant bu jigéen lañ doon àtte démb ca tribunal flagrant délit bu Ndakaaru journal bi nañu moom étudiante bi ci université privée bii di BEM lay jànge da doon jàng dawal jël otob xaritam ba faat ca benn xale bu toll ci ñaari at. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye sant ko gërëm ko nes tuuti li xew ci biir internet bi mairie bi ak Mamadou Ndiaye maa ngi leen di nuyu di leen ziar Mamadou apparemment benn ci ponk yi ñu junj moom ngeen di waxtaanee. waaw bokk na ci li ngeen di waxtaanee. bokk na ci gannaaw ba ma la fayee soxna naata nuyu téléspectateur rek suñu mbokk internet yi heure bu baax bi léegi rek bu ñu jeexalee journal bi wax nga ko tey li nga xamante ne tey junj ngeen ko ci xibaar yi ñëw na ci internet yi joxe nañ ci seen xalaat mu nekk actuellement liy buzz ci réseaux sociaux yi surtout mooy réconciliation entre Moussa Diop ak kii di Barthélémy Dias ki leen réconcilier nag di Ousmane Sonko internet yi nag ñu ngi ciy wax lu ne. yaatal bi ci kanam tuuti lay doon incha allah Mamadou Ndiaye des leen ak télévision Futurs Médias 19h30 incha allah yeneen i xibaar di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm.